daanu ba taas yàlla bu jógaat di ree benn bruit sama bopp yàlla bu futtaat di ree I don't know waste time, yeah. I don't know waste my time, you know. daanu ba taas yàlla bu jógaat di ree benn bruit sama bopp yàlla bu futtaat di ree I don't know waste time, yeah. I don't know waste my time, you know. I don't know waste my time, you know. salaamaaleykum mbokk internet yi yéen a ngi fii seen page basketball news of day ni ñu koy defee à chaque fois tey mode interview lañ am ñoom benn invité boo xamante ni kenn du ko présenté tey ci basketu Sénégal particulièrement ci basketu région de Thiès te buñ ne basketu région de Thiès tamit basketu Mbour ci la bokk kenn koo xamante ni ñii ñu ngi koy woowee ñi ko gën a xam ci mbàndum étude Alain Paulin Clément Coly PC ñu ko xam ci basket bi ñii naan ko Bouki Kangou ñii di ko woowee Michael Jordan. Alain ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Dieye di nuyu képp ki nga xam ne mu ngi seetaan dinañu seetaan ci interview bi di la jaajëfal di rafetlu seen teewaay di rafetlu ci invitation bi it di nuyu ñëpp di sant ñëpp. di nuyu ñëpp di sant ñëpp Alain tey bu ñuy wax ay origine am Alain Coly ku ko dégg Coly ni joolaa la mais lan fan mooy origine Alain dëgg-dëgg. waaw Coly moom joolaa la mais sama parents yi ay joolaa lañu mais juddoo ma Casamance nag Dakar laa juddoo jàngee Nianing après bi ma amee fa laa defee sama CI ba 6e ba 5e du moins bi ma amee certificat ci laa ñëw Mbour donc loolu la quoi joolaa bu kii la nag joolaa moderne yi ni ko gars yi di waxee waaw. joolaa moderne maanaam déggoo dara quoi. non fort dégg naa mais pas tellement comme. waaw dans les normes. kon tey si su ma la woon a bu sumay loo may wax. kasumay kepp. bunu kaani. kooku bo. kata boo. kata Tindé kooku bo. donc yow tey principe bi xam nga ko. waaw tey nag basket la ñuy waxtaan. te tey jii ku ni Mbour dina xam kuy Alain Coly ñu lay laaj tey si wàllu basket tey jii su ma ne woon kan mooy Alain Coly loo may wax. olof daal na dinaan saabu du fóot boppam mais ci côté basket moom xanaa nit ñi waaw comme ni nga ko waxee sànq nit yi xam nañ ma bu baax jaarale ko ci basket bi donc maa ngi commencé basket bi may def ci sixième dama doon foo noonu rek waaye jaarale ko sama benn cousin bi ñu naan Émile moo taxoon ma dugg parce que gisoon na ma bëgg basket bi dama leen doon seetaan ñoom ay rapatak ak yooyu dama leen doon seetaan léegi ci jaarale ko ci noonu ci la gis Père Justin moo ko gis ne ko doo dugal booy bi basket après ci la gis mu gis Tidiane mu boole ma Tidiane léegi ci noonu laa duggee basket léegi ci noonu ñu dugg ci basket bi ne ci booy commencé jouer ay cadet ay junior cadet yi pratiquement nekk moom di jouer parce que dama doon dem vacances li ci bëri après yéen ñi yéen a ko continuer yéen a joué woon ay junior yoon ñoom Adou ñoom Paco yéen doon joué junior donc noonu laa commencé ba nii tey waaw de passage ni nuyoo ale Stéphane ak Père Justin mi nga xam ne tey basketu Mbour mi ngi ci di dox jéego yu bëri Alain bu ñu nee basket vu tey ni léegi basket bi lépp mën naa ni dafa yomb de trop bi ngeen doon basket tey say début yan difficulté nga gënoon a am. waaw métti woon na trop parce que sooy xool ba tey sooy xool léegi jamono bu njëkk ba ak léegi comme ni ñu koy waxee basket bi léegi dafa ci booy dafa yomb si ñoom quoi ñun problème la ñu amoon déjà suñu parents yi dañu doon tere ñu basket parce que jàng bi la ñu gënoon di privilégié da ngay jàng sooy jàng waroo basket donc ñun dama doon làqatu pour basket donc métti woon na trop des fois nga daw jàng ñëw basket. wala doo am dàll sax ay plastique lañ doon basketee donc waaw métti woon na trop. ay plastique lañ doon basketee loolu j'en suis témoin ndaxte joué nañoo plastique ba sonn wala nga joué say dàll mu yàqu dagg waaw nga jël pono vélo defal ko ci. waaw vu situation yooyu yëpp nga gis tey ni basket moderne yi ak problème de difficulté yi nga amoon mais yow noo ko daan dundee pour mën cee génn carrément.
waaw loo gis rek sacrifice la dañ doon sacrifié wu surtout man dama doon sacrifié wu lu bëri parce que dama amoon bi dama ne woon par force dinaa teg ci basket bi donc daf ma doon jaral ma bàyyi lu bëri sacrifié wu lu bëri pour mun a am benn niveau bi donc man looloo gënoon tax ma gën a progressé waaw. waaw nga nekk ci benn ville boo xamante ni sportif yu bari tey jii bu ñu nekkee dañu am beneen mode de vie boo xamante ni soit côté sexualité dañuy dox ci lu bari doy génn ak ay xale yu jigéen étant catholique nga baal ma nag si c'est pas tout la ça veut dire que tous les catholiques dañuy naan mais yow nga bañoon ay alcool ak yooyu loolu yow lan la say principe la woon wala objectif bi nga amoon la wala. waaw xam nga nekk ndaw bëgg a séntu fu rëy wala séntu fu kawe bëgg a dépasser ñu bëri parce que soo xool boo xool suñu génération ñun dañoo amoon chance dañoo amoon ay grands yoo xam ne ñoo nekkoon temps collège la ñoo fa nekkoon léegi ñoon suñu royukaay lañ woon lu mel ni Bouba ak Ndoya ak ñoom Papis Anne ñoom Abdou Badji ak ñeneen ñoom Pisco ñoom dañu doon conseil lu bëri donc dañu doon conseil lu bëri. waaw gisoon nañ ne booy am nga avenir bul def lii donc de ce fait man amoon naa situation yoo xam ne dama ko doon gis ci ay nit waaw yoo xam ne dañuy tuux wala ñu naan en tant que ngay pratiquer basket après da ngay dem ba sa yaram bi day yàqu wala fi nga waroon yegg doo fa yegg donc looloo gënoon tax man ma bàyyi du ma naan du ma baali pratiquement du loolu yëpp nekk moon di ko def waaw. waaw mode de vie boo xam ne tey jii dafa sain te li ñuy wax rek. si sa ndaw si nga mën a amee doole ji nga soxla tamit si nga mën a amee yenn physique bi nga soxla vu comme jeune tey nga gis leen ñi ci ñeme entraînement carrément bariwul tey jii boo leen doon wax loo leen di wax. waaw sooy xool nu ñu doon entraîné ak booy lu ñu entraîné tey du benn parce que ñun sooy xool ba xool dañoo gëmoon entraînement bon dañ doon bàyyi lépp pour ñëw entraînement daf ñu doon jaral lépp parce que concurrence amoon na fa. donc daf ñu am midi dañ doon entraîner nañ fa midi ak terrain bi parce que dafa bëri woon ñoo xam ne dañuy entraîner donc il fallait ñun ñu xajaxal suñu heure ak Tidiane Sow ñu ñëw soit ay midi wala ay 1 heure wala ay 2 heures loolu yëpp pour mun a progresser donc ñun imaginer dañ doon def ay 3 à 4 séances par jour donc xale yi léegi soo pour nga def leen ko problème la te dañ doon def workout bu bëri it dañ doon def workout bu bëri mais léegi. xale yi pour ñu def loolu problème bu rëy la waaw seen mode de vie ak jamono yu njëkk yi moom bokkatul léegi. seen mode de vie ak jamono yu njëkk yi bokkatul tey jii tamit ku ni basket wax relation humaine tey jii ñu gis ci basket bi am nga ci ay relation yu rafet ak ay nit mais particulièrement ñu gis ci kenn koo xamante ni yéen ñaar seen relation rafet na trop muy Ado tey jii man seen relation yéen ñaar tey boo ma ciy wax loo ma ci mënoon wax lu bari. bon Ado parce que soo xool man du ma ne sa gar du ma ne jàmbur la ci man parce que ñu bëri dañu foogoon nañu ñoo bokk ndey ak baay parce que tey lu ko waral mooy collège bi ñu doon dem collège seen kër ñoom ñoo gënoon jege collège man toujours maa ngi nekkoon foofu ci benn kër ma leen di nuyu de passage famille Gomis léegi dama doon tëb dugg seen kër pour ñu ànd dem léegi noonu la commencé relation yi noonu la commencé woon soit su may dem ma xaar ko ma jaar foofu jël ko ñu dem wala moom su paree mu def ma ci man ñu génn ñu ànd dem donc looloo indi ànd bi léegi may dem seen kër noonu di toog waa kër gi amuñu benn problème maa leen di nuyu Ndoye Ndiaye pratiquement moom bañaluma dara ci këram ñoom yetu puy mère puy kër googu yëpp même Pa Ndiaye bu fa nekkoon Pa Ndiaye bañ na ko ba dafa ne woon jëlee say bagage nga ñëw dëkk ci kër gi donc dafa ma doon ne yow ci kër gi nga bokk mère puy même chose donc looloo indi sama ànd ak Ado ba chaque jour foo gis Ado gis ma fa chaque jour moom sax dafa ma doon ne kaa kër ga dama fa doon fanaan di fa def lépp ñi fi foogoon nañ ne fa laa dëkk donc bañaluñu moon dara looloo tax tey suñu ànd mel noonu. léegi ñu ñëw ci basket. Alain sa parcours basket laa soxla woon. waaw sama parcours man déjà Mbour laa xam Mbour laa jàngee basket Mbour laa defee lépp donc toog nañu 10 ans parce que loo xam ne mosul am Mbour toog nañu 10 ans yoo xam ne dañ doy galère mu métti woon trop chaque fois suñ demee tournoi monté dañuy dem final ñu dóor ñu dem barrage ñu dóor ñu donc noonu laa démarré ba 2007 benn tournoi 2006 la woon Dakar ñu dajeek Sibac en demi-finale léegi bu ñu dóoree match bu métti bu ñu dóoree
après année bu ci topp 2007 bi si la entraîneur bi ne def maa soxla léegi noonu laa demee Sibac 2007 ma joué 2007 Sibac après ma ñib si gars yi bëggoon ma kii ma joué waat mais après parce que condition yooyu condition yi foofu moo kiiwul woon après ci laa ñib si ma ñib si fii toog fi benn année après année bu ci topp ma dem defi test UGB mais UGB dama fa dem maag Pape Mbaye àndoon sax bu ñu demee après gars yi jël ñu mais finalement mujjewuñu kii parce que à côté administratif ñoom dirigeant yi ñoom seen gars yi dañoo newoon fii dañoo bëgg a yéeg donc mënuñu bàyyi suñu joueurs meilleurs joueurs yi ñu dem quoi looloo taxoon année boobu ma toog fi léegi si la ñu joué tournoi monté 2010 bi léegi si la ñu yéeg bi ñuy yéegee ñu yéeg première division 2010 2011 jotuma joué ndax sama papa dafa feebaroon après ainsi de suite noonu daal laa kiiwee après ma année boobu basketuma noonu laa toog après si laa am benn liggéey may dem di liggéey 3 ans yoo xam ne basketuma compétiruma waaw noonu la fa demee léegi par la suite en 2016 foog naa si laa dem UGB bi ma demee UGB ma def un an aussi ma ñëw bi ma ñëwee après si laa demaat ISEG laa mujjee dem pour ñu yéegal en deuxième division pour ñu yéegal équipe bi avec El Hadj Diakhaté ma koy nuyu de passage moom it mu nekk nit ku farlu nit ku yëg nit waaw ku ñu jàppale surtout ci côté boobu malgré yéeguñu woon mais problème administratif rek la ba tey looloo taxoon yéeguñu léegi année bu ci topp moom laa ñib si waat fii. waaw année bu ci topp fii nga ñib si waat fii. waaw ñu gis ni bi nga nekkee Sibac suivre nañ la boobu sax mën nañu si lañ sa performance gën a génnee. ndaxte après boo duggee Marius Ndiaye booy mbuur bi ngay dégg sa première année nga génn mbuur dem beneen équipe di fa jouer noo dundee loolu. waaw nekkoon na lu rëy déjà parce que première division instant boobu ay joueurs yu mag a fi nekkoon donc ñun ñu nekk ay xale déjà bi ma demee Sibac ñu nekk ay xale équipe xale yéeg donc gars yi yëpp di ñu xaar donc année boobu dafa tombé ñuy defal Marius Ndiaye ci lañ ñëw Iba Mar waaw benn match lañ fa joué suñu premier match ñu nag Gorée la woon match bu métti ñun ñu dóor Gorée 1 point d'écart loolu Sénégal yëpp di riir or Gorée am équipe bu dëgër ñoom Baba Sori ñoom El Hadj Diakhaté mi ma lay wax ñoom Bodian ak yeneen joueurs yu rëy ñu mag sax. ay Babacar bu Thiès voilà ñoom ñëpp fa lañ nekkoon ñu fexe ba ñu dóor leen 1 point hold up leen 1 point affaire bu rëy sax loolu waaw mbégte bu rëy la woon donc noonu la fa demee woon. léegi bi ñu leen gagné noonu ainsi de suite def nañu ay performance moom dóor nañ fi ay duc ay duc demi-finale ay coupe mère ñu dem ak douane bu équipe bu rëy encore boobu ma yoroon ñi foofu. waaw bi ñu dooree coupe mère après ñu demaat demi-finale coupe du Sénégal aller retour donc match boobu match bu métti ñu nar a daje Gorée aller retour la woon ñu dóor ko aller après finalement mu doon ñu retour mais fi retour man joué moon ndax dama gaañu woon. donc noonu lañ ñu dóoree mais defoon nañ fa ay performance yu doy waar quand même. waaw ngeen def ay performance yu doy waar te ci say biir wax tamit gis nañ ni au niveau côté administratif tey bu njëkk ba basket Sénégal club yu bari loolu lañ amoon problème ma lay laaj ci sa avis ci loolu. waaw loolu dafa doy waar parce que tey sooy xool ba xool loolu freiné na ñu bëri jaarale ko ci li nga xam ne parce que nit ki mënoo ko jëlee fenn. au moins nga teg ko ci condition yu baax su ñëwee foofu donc loolu day poser problème chaque fois dina tax sa joueur bi du nekk day dem contre performance parce que habitude bu mu amoon day dem gis beneen atmosphère gis ñeneen gis beneen dëkkuwaay donc loolu day jouer ci moom lu bari donc côté administratif bi foog ñu xoolaat ci loolu te ñuy respecter suñu kàddu parce que mënoo ñëw tey jël nit ki dem ba ci biir après doo respecter sa kàddu donc loolu day indi problème tout le temps. day indi problème tout le temps ci joueur bi dañuy dem ba ne après joueur bi xamul dara fekk na du loolu fekk na problème yi muy jànkonteel looloo tax waaw. tey ñu gis Alain devenu formateur. waaw te ñu ni Alain day bàyyi basket bi carrément wala Alain day nekk ci formateur ak nekk ci kaw terrain bi ba tey. non loin de là bàyyeeguma de bàyyeeguma de dinaa basket tant que yàlla mu may kàttan bi daal dinaa basket waaw mais terewul it may gunge booy yi nekk ci ñoom comme formateur bi nga wax waaw parce que jaarale ko ci Tidiane moo tax ma intégré centre bi tey parce que tey dara gënul neex mu jàngal la basket ba pare ñëw
defaat la confiance jox la ay xaleem nga leen di gérer donc ma koy remercier si loolu bu baax donc mun naa tax ba tey ba ne sax xaw na ma génnee si benn situation yoo xam ne peut-être tey su ma delluwaatul woon dina xaw a doy waar sama côté donc côté boobu jàppale na ma si tax na ma ñëwaat dugg si intégré si booy yi dugg si basket bi waaw loolu la quoi mais bàyyiwuma basket de damay basket de déjà amoon naa ay ñi ma woowoon pour ma dem jouer ji mais après bon côté famille yi côté sooy xool boo xool ndax def 2 ans si àll bi ñëwoo sa famille donc foog nga ñëw régler yenn situation yi pour mun a xoolaat quoi fi ngay taxawee loolu rek la. mais vu que ni am nga tâche bu difficile ndaxte éduquer ay xale waaw c'est pas donné à n'importe qui ndaxte xale mën nañ ni mooy doon magu ëllëg te ci éducation am ci la nekk te tey jii vu fi ñu jaar ak un grand homme boo xamante ni comme Tidiane Sow tey jii bu ñu naanul sàccuñu toxuñu ak yooyu joué na ci benn rôle bu bari ndaxte bi ñuy nekk xale di jouer basket yooyu yëpp ci base règlement intérieur centre bi la bokkoon yow nga vu parcours bi nga dund noonu est-ce que tey jii pare nga pour continuer même lutte boobu ak xale yii nii. waaw pare naa ko parce que tey nit ki li nga am rek moom ngay joxe te foog naa li nga jàng rek moom ngay jàngale it donc malgré que génération yi du ñu benn xale yi dañ ñoo gën a të donc parce que temps Tidiane sooy xool boo xool comme ni nga ko waxee génne nañ ci lu bëri donc def na si ñun éducation bu rëy tey su ñu nekkul ay bandi wala jàdduñu tey soo xool ba xool moom la donc yar boobu bëgg naa ko def ci xale yi déjà gaa dina métti mais daal maa ngi leen di tette si yoon boobu quoi maa ngi leen di tette si yoon boobu. yaa ngi leen di tette ci yoon boobu. tey ñu ne Alain Mbour amaat na ñaari équipe bu basket. waaw lan moo siy doon sa opinion. waaw loolu dina xaw a doy waar dina doy waar du doy waar parce que soo xoolee ñun amoon na lu ñu dund jamono jooju mais foog naa jamono yi àdduna day dox ni ñu koy waxee donc man foog naa yooyu amoon mënatu la am parce que sooy xool ba xool nit ki tal nañu leneen loo xam ne weesu nañ ko quoi donc côté boobu am nañu équipe mais sooy xool ba xool man su ma sañoon ñu parce que équipe bi ñu yor déjà problème la. waaw Mbour dañuy yéeg wàcc donc pourquoi pas ñu boole woon suñu force ñu yéeg ñu essayer maintenir équipe bi en première division mais it sooy xool beneen côté it parce que sooy xool yeneen régions yi ay Thiès ay Dakar am nañu ay 5 équipes Thiès am na ay 2 équipes yeneen Dakar moom fa la raay ba teere sooy xool ba xool yeneen régions yi ku ne benn équipe ngay am ñoom suñu gisee ne loolu arrangé na leen tant mieux donc mais su ma sañoon daal ñu boole équipe yi ñu doon benn force quoi ñu naan l'union fait la force ñu doon benn pour mën a yéeg ak première division. comme ni ko Alain waxee rek l'union fait la force. waaw mais tamit concurrence fu mu am tamit liggéey day tax mu gën a am. waaw lii dina pousser tamit camp bu nekk tax nga liggéey mais mu doon liggéey boo xamante ni mu positif. mu doon intérêt basket mu doon intérêt jeune Mbour mu doon pas intérêt personnel et truc. nga xam ni jeunes yi ñoo ciy bénéficier wu à 100% ba tey bu ñuy wax Alain lan mooy ay projet am ci basket instant bi loo may tontu. waaw donc déjà envisagé naa jouer waat soit moo xam première division wala deuxième division donc à part loolu maa ngi fii ci centre bi donc xanaa nekk ci booy yi rek ba gis leneen luy ñëw quoi mais instant yi daal maa ngi ci booy yi maa ngi ci centre bi. instant bi yaa ngi ci booy yaa ngi ci centre bi. waaw oui yaa ngi Mbour basket wala yaa. non maa ngi ci centre de basket Pape Malick Ndiaye. d'accord voilà maa ngi ci centre de basket Pape Malick Ndiaye pour le moment. yaa ngi ci centre Pape Malick Ndiaye du moins. waaw tey jii. nga gisoon benn jeune. nga koy conseiller. nga maanaam nga gisoon benn Alain bu am 5 ans nekk ci basket bi. nga koy conseiller pour mu réussir. tey jii loo koy wax. donc du ma ko wax lu dul liggéeyal parce que lu ñu naan loo ku ñàkk jëriñu donc liggéey rek mooy fay basket bi ku la ci gën a nekk moo la ci gën a am ay atu donc du ma ko conseiller lu dul mu respecter lu muy def ak jàng surtout parce que léegi ku jàngul moom c'est année monde bi ñu jëm du moins ku jàngul moom bokkoo parce que bañ nañ ko ba au niveau bi soo jàng moo la fa mën a yóbbu déjà
parce que soo jëlee gars yi NBA ba la ñuy États-Unis la ñuy xiiru ak NBA ba donc foofu université yi foog nga jàng soo amul note yu baax doo basket donc ma dama koy conseiller mu jàng déjà su jàngee après su si amee temps mu ñëw basket à part loolu ma koy conseiller si àdduna it pour mu bàyyi lu bëri parce que tey soo sport dafa fiir foog naa jàng rek la mën a àndal donc àndul ak tuux ay dox ay taxawaalu ay baal yi wala ay genre yooyu yëpp sport àndul ak loolu waaw. Alain léegi damaa jot benn coup de fil. am benn waa joo xam te nee na daf la bëgg a défier. waaw nee na seen génération bi mu topp yéen seen génération ñoom seen génération ñoo tegu. te nee na instant bi yow paa nga màgget nga. xam naa su ma la ko waxee automatiquement di nga ko xam muy Abdoul. waaw suñu présentateur émission bi. ah bon ah waaw man de xam naa parce que li ma mën nii yëpp entraînement moo ko may ak hygiène de vie comme ni nga ko waxee donc en tout cas maa ngi joué ba tey te chaque mercredi chaque mardi du moins ak jeudi fii la ñuy joué ak boy yi nga xam ne ñoo nar a joué deuxième division donc man du ma leen may dara ñoom foog naa xam nañ ci loolu. moom gis na ma may joué donc loolu la quoi na ñëw man maa ngi je suis prêt je suis tout le temps prêt na ñëw. mais moom nee na yow ak Mayoro ay màgget ngeen pare ngeen. loolu la wax nee na yéen ñaar ay màgget ngeen pare ngeen. waaw lu leen jàpp daf leen di fete. waaw lu ñu naan weddi gis bokku ca na ñëw d'accord ay mag la ñu waaw nee nañu mag jar na bàyyi ci réew te mag it jar na bàyyi ci équipe donc sooy xool ba xool mais déjà maa ngi Mayoro bi ñuy yéegalaat équipe bi en 2014. man la woon moom ak Pape Mbaye ñoo fa nekkoon comme ay grand waaw yu ci des ay boo la ñu woon ndax année 2013 bi ñu demee am na benn grand bu waxoon ne mag ñi jaru ñuy dem quoi na xale yi dem xale yi mën nañu yéegal équipe bi léegi bi ñu demee ñu dajeeg diisoo dóor yéeg déjà pour boobu am na ñu manqué woon léegi dóor yéeg la ku dóor yi nga yéeg ñu dem après diisoo dóor leen diisoo bu mu leen dóoree 1 point ñu ñëw. ñu ñëwee après mu ne non ñu ñëw ne waaw yéen moom foog ngeen jàpp ci après dafa mujjee ñëw sollicité waat ñu pour ñu ñëw jouer donc noonu la fa demee ñu dem juillet 2014 boobu ci la ñu yéegal équipe bi mu doonoon tournoi bu métti xam naa suñ fa nekkul moom dina doy waar donc soo xool ba xool mag ñiy def différence tout le temps waaw. mag ñi am expérience. waaw ñoo am expérience ñoo def différence. tey jii fi xale bi dawee kilomètre mag bi ñaari pas lay dox egg fa. voilà xam couloir yeeg yooyu. donc Abdoul donc damaa bëgg nga yam te xam ni ñi ngay tëkku ni duñ sa moroom te yow xam nga loolu sax. Alain c'est mot de la fin tey lan ngay terminer. waaw maa ngi nuyu ñëpp parce que am na ñoo xam ne nag mënu la ñàkk bañ a gërëm comme parce que joué nañu lu bëri sama dund surtout ci côté basket bi donc lu ci mel ni Tidiane encore une fois maa ngi koy remercier mënu ma ko fay yàllaa ko mën a fay yàlla na ko yàlla fay xolam ku mel ni Mansour. muy rakam moom it aidé na ma lu bëri ci conseiller ma lu bëri ak Bouba ñoom Ndoya ñoom Papis Anne ñoom Abdoul Badji ñooñu yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant donc sooy xool ba xool ñooñu chaque fois dañ ma doon teg ci yoon bu jub bul def lii tout le temps dañ ma doon conseil tout le temps ba léegi nii Bouba maa ngi fàttaliku Bouba équipement bi ma njëkk a sol Bouba moo ma ko jox. daf ma doon woo ba këram ma toog mu may conseiller di ma conseiller te du tere day yëkkati saaku équipement ne ma am Mansour it pareil yëkkati saaku équipement ne ma am donc ñooñu mënu ma leen fay tey waaw di leen remercier ñëpp fépp fi nga xam ne jaar naa fa tey wala fépp fi nga xam ne dem naa fa joué naa fa maa leen di remercier également sama famille bi nekk Nianing parce que foog naa bu dul woon ñoom it lii yëpp du am waaw maa ngi sama yaay boobu muy Louis Sène ak magam muy Monique maa ngi di remercier ñoom teg nañ ma vraiment ci yoon bu baax parce que fa laa jàngee soo xool boo xool tëwoon naa trop nag lu ci bëri ñoo ko dindi ci man ñoo ma jibbante ba ma yegg ci fi ma yegg ci maa ngi leen di nuyu di leen sant waaw di nuyu képp ki nga xam ne nag mi ngi seetaan émission bi képp ki nga xam ne dina ma xàmmee maa ngi koy nuyu parce que lim jum en général ni ñu koy waxee mais maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Alain ñu ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité di leen wax yéen a ngi woon fii seen page Basketball News of the Day ni ñu koy defee à chaque fois tey ñu amoon benn icône boo xamante ni kenn du ko présenté muy Alain Coly alias Michael Jordan. ci biir discours am dégg ngeen nit da ngay reconnaissant nit da ngay am nu ñu koy waxee sax charisme delloo nit jukkal c'est pas pour rien lu mu bon bu dee ak dërëm la nit ko def ko ci yow sax wax ko dina sedd xolam
tey jii de nos jours ñu bëri dañoo reconnaissant wul tey jii famille bi muy wax ñun ñëpp jaar nañ fa. Tidiane jaar nañ fa Mansour Eden grand yoo xam te ni dañuy dund basket dañoo def lépp ngir basket conseil yi muy wax peut-être moom boppam da koo jàpp mais tey ñun ñii tamit jeune bu nekk xëcc nañ la curku wax ak ñoom di leen jaajëfal bu baax ku ci mel ni Tidiane Mansour Ndoye grand Bouba ay Papis An ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax fii lay xewee rek ci Basketball New of Day à la prochaine incha allah